bul dem ci fa bul dem ci caaxaan te nanga sori fu ñu koy defee bul dem ci fa bul dem ci caaxaan te nanga sori fu ñu koy defee jàngal sa diine mooy sa ndam te loo ci xam nang ko jëfee. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar. Que la paix et le salut soient sur le plus haut gradé des humains, wa ala alihi sur sa famille, wa sahbihi ses compagnons, wa man ihtada et sur celui qui suit ses traces. Amma ba'd, ceci dit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mbokk yi ñu ngi kontaan di dalaat ak yéen ci seen émission Al Waladou Salih l'enfant pieux. Al Waladou Salih comme ni ngeen ko xamee émission la boo xam ne ñu ngi koy jagleel xale yi nekk ci école franco-islamique yi ak ci école franco-arabe yi. tey nag dañoo ñëwoon fii ci école bu ñuy woowee école franco-arabe Mouhamadou Baba Touré école la boo xamante ni mu ngi nekkee bopp rue 8 xam naa incha allahu taala sans plus tarder dañuy woo xale yi pour que ñu defal ñu présentation école bi bismillah. نحن تلاميذ مدرسة محمد بابا تورé في Bopp. Bonjour mes parents, bonjour les invités, ainsi que mes camarades et mes amis qui sont tous présents aujourd'hui. Nous sommes des élèves de franco-arabe Mohamed Baba Touré, ici à Bopp. On vous remercie. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. kon xale yi loolu lañ doon nuyoo seen waajur yi di leen dalal ci luxatul faransiya wala arabiya kon xam naa première rubrique bi rek mooy présentation boo xamante ne suñ ñaari élèves la ñuy woo muy Moussa Darame waa Mariam Sow ñu defal ñu première rubrique ci émission bi. Sana Alfayni Sabata Asar sont tous présents aujourd'hui. Nous sommes des élèves de franco-arabe Mohamed Baba Touré, ici à Bopp. On vous remercie. Notre école est créée le 16 octobre par El Hadj Moussa Touré. En 2007. macha allah jazakumullahu xayran xale yi ci présentation bu ñu jot a defal léegi ci seen école. Je tenais à vous dire qu'on a à côté de nous directeur école bi à savoir Oustaz Arfan Touré. xam naa dama koy jox parole pour mu présenter wu ak tamit mu expliquer ñu un peu la création de l'établissement incha allah. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. Mouhamed Arfan Baba Touré mooy directeur l'établissement
Cheikh Mohamed Baba Touré. École bi nag il faut ñu présenter ko ndaxte fu mu sookee ko dafa sore ku créé école bi nag mu ngi tudd Cheikh Alhaaji Moussa Touré hafizahullah góoru yàlla boo xam ne depuis bu mu nekkee xale ci xam-xam rek ci xam-xam ak tarbiya islamiya lay dox ndaxte Sénégal fii ci région Tamba précisément département Bundu foofu la gane àdduna te alhamdulillahi rabbil alamin mu yar fu ñu koy yaree xam nga nit boo nekk gis jullit boo gis il faut nga am koo xam ne moo lay teg ci yoon te moom nag yàlla baaxee na ko ay waajur góor gi mooy Mohamed Baba Touré waajuram bi la tuddee école am ndaxte da cee sante yàlla ndaxte moom bu muy ganee àdduna ba muy mag bay ràññee xamewul baayam noonu waaye baayam liggéey na lan la fa liggéey dafa liggéey xam-xam daara teg ko moom mu ñëw mag yaayam bu baax bi mooy Zeynabu Kanja Kanté kooku moo ko won liggéeyu baayam ne yoon bii nga war a jàpp sa baay xamul dara lu dul islaam ak jàngale diine moom tamit ñu dénk ko alhaaji Cheikh Omar Diaby sotom boobu nag moo nekk toog ci sama wet nii mooy docteur Youssouf Diaby te cheikh boobu kooku moo ko tàggat yar ko def ci moom lu mu def ci moom ba mu yar ko ci islaam moom tamit nag yàlla may ko ci ndimbalu yàlla lépp lu jullit soxla pour guider jullit yi mu ñëw Afrique mooy Tamba fii mu def fa daara nit ñi dafa jàng ba yàlla yóbbu ko ci mbindem mu dem France te ba mu demee France tamit dafa mel ni jullit yi dañ ko doon xaar il faut mu am tamit ñoo xam ne ñu leen di teg ci yoonu siratul mustaqim ndaxte dëkk la boo xam ne ñëpp xam nañ du dëkk jullit yi nag jëmbal seen bopp ci moom pour mu guider leen ci leeru islam te loolu liggéey na ko ay ati at depuis 1962 mu ngi ciy liggéey mu ne yàgg naa ko liggéey ci France man mii fu ma dëkk tamit il faut ma am lu ma fi def ci islam sinon yàlla dina ma ko laaj looloo tax nag mu ñëw sanc daara bi ci këram bu ko neexoon mu ko jël mu defee ko feneen waaye këram moom pour moom dara amu ko yàlla lu mu am yàlla moo ko moom këram boobu nag loolu la ko defee mooy mu créé ko tuddee ko papam mooy Mohamed Baba Touré mooy histoire école bi te incha allah 2017 lañ ko ubbee le 16 octobre ni ko xale yi wax léegi nii loolu mooy présentation école bi incha allahu rabbi loolu mooy Seyda ci li ngeen xam ci histoire école bi ak présentation bi. tilmisatun fi madrasati al-fransiyya wal arabiyya Mohamed Baba Touré fi bopp mahabbatullahi ta'ala nahnu al-muslimina nuhibbullaha wa na'buduhu li'annahu khalaqana wa razaqana wa afana wa arshadana ila al-islami wa sakhkhara lana ma fi as-samawati wal ardi fa alayna an nuhibbahu li anna fadlahu alayna azimun. Bonjour mes parents, bonjour les invités, ainsi que mes camarades et mes amis qui sont tous présents aujourd'hui. Nous sommes les élèves de Franco-Arabe Mohamed Baba Touré. Ici à Bab, on vous remercie. Je vais vous parler comment aimer Dieu. Nous musulmans, on n'aime que Dieu. Nous le croyons parce qu'il est notre créateur. Il nous donne du pouvoir, la santé et nous montre le droit chemin de l'islam. Il nous facilite tout ce qui est dans le ciel et la terre. Nous devons le croire.
croire et adorer notre Dieu Tout-Puissant. Il est notre Seigneur. Vous intéressant sur Mahabbatullah, c'est-à-dire l'amour d'Allah. Et je tenais à rappeler d'abord que Al-Mahabba fait partie des conditions shurutu la ilaha illallah, c'est-à-dire Al-Mahabba bokk na ci condition yu tax nit ki ñu nangu seedeewum que ne amul benn buur bu ñu woyee jàmm ci dëgg ku dul yàlla. Xam naa je vais pas tirer en longueur, je vais donner kii imam parole pour que moom mu def benn commentaire inchallah ci rappel bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. umpule woon xale yi tey li ñu jàng ni seen kanam mooy mahabbatullah comme Seyda nu ma ko rappelé léegi dafa bokk ci chartu laa ilaha illa allah. laa ilaha illa allah baat bi kese doyul, dafa am yoo xam ne dafa war a ànd ak moom te am na lu ñu wax léegi loolu dafa bokk ci charte yi mooy bëgg l'amour. L'amour de qui? L'amour de Dieu. mooy yàlla bu la sàkk bi la gën a bëgg sa bopp kooku nga war a gën a bëgg. looloo tax ñu xale yi loolu la ñu jàng nii bëgg tamit dafa am luñ koy teg. bëgg day ànd ak njëriñ, bëgg boo xam ne àndal ak njëriñ boobu du bëgg. bëgg buy am njëriñ xale yi loolu la ñu wax nii ndaxte yàlla ci boppam moo la sàkk indiwoo sa bopp. bu nga ñëwee mu dul yombal sa dund depuis sa yaay di la nampal yaa ngi sa biir yaay ba nga génnee mu ngi lay nampal ba ngay dund di nooy loolu yépp yàlla moo la ko defal. kon loolu bu ñu yemee ci sàkk bi rek nu mu def yombal sa dund, yombal sa santé, yombal sa diggante ak nit ñi ngay def say soxla, loolu tax na ñu war a bëgg yàlla. loolu la ñuy xale yi wax nii léegi mooy mahabbatullahi taala ñu explique ko ci noonu insha allahu rabbi bi talxiis. waaw insha allah Seyda shukran jazila. macha allah oustaz li nga wax rafet na. xam naa ñu jàdd ci troisième rubrique bi mooy référence. Dis-moi qui est ta référence et je te dirai qui tu es. sama référence mooy Aboubakar. moom mooy ku nekkee gëm Yonent sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy meilleur xaritu Yonent sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy premier xalifu Yonent sallallahu alayhi wa sallam. Aboubakar mooy sama référence. Yonent sallallahu alayhi wa sallam mu daan dem Madina moom moo àndal ak moom te moom mooy papa suñu yaay Aïcha. waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz dégg nañ li nga wax te docteur xale bi xaw na fi def benn rappel bu ndaw si kan mooy Aboubacar as-Siddiq. xam naa dañuy gën a xóotal tuuti wax ñu quelque brièvement rek yenn acte yoo xamante ne Aboubacar jot na ko def ci diine islam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xale bi mooy Moussa Dramé as-Siddiq waaye Aboubacar mooy turam. lu tax nag mu def ko référence lu doy référence gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi jullit yi taabiina yi ba ñun ñëpp boole nañ xam ne yonent bu Aboubacar moo gën après yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam yi sax wutewuñu ci loolu ndaxte dafa am ay tolluwaay yoo xam ne mooy ràññee nit ki fu mu toll. Aboubacar ni Siddiq ni mu ko waxee moom moo njëkk a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla moo ko def moom moo njëkk a nekk xalif yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sunu yaay Aïcha moo gën a am borom moo nekkoon borom xam-xam ci soxna yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. loolu ay mandarga la yoo xam ne yàlla du ko joxee neen dañ koy liggéey. Siddiq bi boo gisee mu law bokkul ci turam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa musa rañaan bu mu rañaanee ci kaw jógee Makka
ci benn guddi dem Jérusalem ak Makka c'est 1 mois de voyage bu fekkee ne caravane nga jël dem jiite yónnente yi yëpp pare yëg ba ci kaw asamaan première deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième ba mu dem ci suñu borom jox ko lu muy jox bu mu ñëwee ci kaw suuf am na ay jullit yoo xam ne sax dañoo sikk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte yéeféer yi jour boobu dañoo jubilé dañoo ne tey moom wax na fi loo xam ne njombe la tey moom wax na lu mus na wax lu ne waaye tey moom jéggi na dayo ñoom ñëpp dajaloo parce que xam nañ ne Abu Bakrin bu amee sikki sakke rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day néew doole ba mu demee ci ñoom ñu ne ko waaw dégg nga sa wàjj lu mu wax mu ne déedéet moom nee na benn guddi ci benn guddi du guddi bi yëpp de ci benn guddi dafa rañaan jóge Makka dem ba Jérusalem dem ba ci kaw asamaan si après ñëwaat tëddaat mel ni lu dara xewul mu ne xaar leen ma dem gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi bu mu demee ci yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne gars yi luñ ma wax mbaa di nga ko déggal ne yaa ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne waaw lu ñu la wax boo ma ko waxee rek ma xam ne maa ko wax bu mu ko waxee nag yonente bi ne xam ne moo ko wax mu ne la boo waxoon lu gën a rëy lii gëm naa la jour boobu ko la ko yàlla tuddee ci kaw arsh ne as-siddiq yonente bi ci boppam moo ko tuddee as-siddiq kenn tëddoo ko siddiq yonente bi ci boppam moo ko tuddee as-siddiq loolu mooy ci lu gàtt ci lu mu wax ci référence bu Moussa Dramé wax mooy Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Seyda su ma yaakaar moom mooy. macha allah oustaz jazakallahu xayran si leeral bi je pense que maintenant ñi fi toog ñëpp xam nañ bu baax lu tax ñu woowee Abu Bakr as-Siddiq te comprendre nañ bu baax tamit importance lu important lu mu def ci diine islam xam naa dañuy jàll si récitation du Coran. dañuy wax yenn xale ñu ñëw taril ñu alquran puisque daara bi école franco-arabe la certes dañ leen di jàngal français mais dañ leen di jàngal arabe ak quran ay hadith loolu yëpp dañ leen koy jàngal et c'est l'occasion ñu xool xale yi ñu wane tari tey woon seen parents yi lan lañ leen jàngal ci école bi incha allah xam naa dañuy njëkk woo ok on va commencer par la récitation en groupe dañuy jël quelques xale ñu réciter ñu en groupe puis ñu ñëw ci récitation individuelle yi incha allah وأمهاتي وزملائي وضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن تلاميذ مدرسة محمد بابا توري في بوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحضر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم آبائي وأمهاتي وزملائي وضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن تلاميذ مدرسة محمد بابا توري في بوب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين سترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. macha allah oustaz déglu nga xale yi jot nañ ci tari quelques sourates xam naa balaa ñoo jàll ci récitation individuelle yi peut-être nga def un petit commentaire par rapport à quelques sourates yu ñu récité incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. xale yi lu ñu jot a jàng nii mooy suuratul fiil. fiil ci tubaab mooy éléphant ndaxte éléphant bi dafa am histoire ci juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte at la boo xam ne dañ koy waxee amal fiil. suura boobu loolu la ñëw séedee ndaxte dafa am benn buur boo xam ne nee na dafay ñëw Màkka noot ko coloniser ko te ba mu ñëwee mu ñëw fekk foofu ay bédouin comme arabe yoo xam ne ay villageois lañ am ñu benn kattan mu xeeb leen te këru yàlla boo xam ne moo jëkkee ci suuf mooy kaaba boobu fan la nekk makkatul mukarrama. léegi moom bu mu ñëwee mu ne day noot foofu toj kaaba bi am ñu ne ko ne mooy Abdul Muttalib maamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk moom mu jàpp ay géléemam ba mu jàppee ay géléemam mu nar a noot foofu mu ne man xaw ma lu ma soxla sama géléem yi rek laa soxla. kaaba bi am na boroom boo xam ne dina ko lijjantal boppam. loolu nag na décidé wóolu doolem ne day attaqué alkaaba bi. yàlla tamit dafa bëri ay soldats wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu. yàlla dafa bëri ay soldats yoo xam ne xamuñu leen
te soldat yooyu ci ay picc rek la picc su yóndeewul malaaka yóndeewul nit ay picc la yóndee te picc yooyu tamit dañoo jël xeer bu nekk jahannam mooy sijjiil loolu la ñuy wax sijjiil te xeer boobu kuñ ko ci tab da ngay toj carrément toj boo xam ne moom kenn du la mën a xàmmeeti ñoom nag bu ñu ñëwee yàlla yóndee picc yooyu ñu ñëw mbugal ñooñu ba ñu dellu te kenn laalatul kaaba bi loolu mooy xale yi léegi lu mu jàng mooy suuratul fiili te at boobu la yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ganee àdduna looloo tax fiil bi suuratul fiil bi am solo ci taarix islam waaw sayda hada mimma kafayna xale yi tey nañ de lu ngeen jigéen ñi moom ñu tax xarit loolu loolu de laa ci gis xaw ma nag macha allah léegi xam naa ñu woo xale yi par benn ñu ñëw tari individuel bi incha allah ki nekk mooy Rabia moom Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اسمي رابية توري تلميذة في مدرسة الفرنسية والعربية محمد بابا توري في بوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بغصبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي موسى دراوي تلميذ في المدرسة الفرنسية والعربية محمد بابا توري في باب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. macha allah xale bi lu mu tari neex na macha allah te leer na xuruuf yi nu mu ko génnee également seet na macha allah oustaz lu ma lay laaj mooy que ne moom ban classe lay def oustaz.
Moussa moom CP lay def. CP lay def. waaw CP lay def. macha allah CP moom gis nga suratul rahman bu ñu jot a tari. waaw xam naa nga wax ñu kan moo koy jàngal Moussa ak tamit cours yi comment ça se passe ici. voilà macha allah ñu sant yàlla bu baax alhamdulilahi rabbil alamin jàng yi seddal na xol yi Moussa macha allah bu ñu fa ñu ràññee ko moom lu mu mel góorgóorlu ak dal macha allah looloo ko may tey ci jàng bi ni mu mel moom ak Rabia ñoom ñaar CP la ñuy def waaye ñoom dañoo am ñaari programme nag ñun suñu madrasa bi dafa am franco arabe boo xam ne boobu ministère de l'éducation islamique et linguistique boobu la ñuy jàng ci programme français waaye am nañu beneen programme bu nekk ci suuf boobu programme tahfizul Qur'an al karim la boobu Qur'an c'est exclusif ci Qur'an rek pour tari ko jeexal ko te programme bi bu ñu ko tëralee 4 ans ku ko topp te fekk même du la tere ngay jàng franco arabe insha allahu rabbi di nga jeexal al Qur'an ci hifz te programme boobu dafa am tamit ku ko yilif moo jàngal ñi jàngal bu set yi seen oustaz Abdourahmane Jim waaw dinañ ko jox moom nit tamit mu wax ci moom ci liggéeyam nu mu ko defee. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokki jullit yu toog yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam. man maa ngi tudd Abdourahmane Jim maa nekk fii ci daara ji di jàngal xale yi alquran di leen taxfiizloo alquran te loolu gis naa ne idée bu baax la te du leen tere ñu continuer seen njàng franco arabe bi ñuy jàng si suba si mais ngoon si maa ngi ñëw teew fi di leen taxfiizloo alquran karim te teewul ñaari programme yëpp ñu ngi dem ni ñu war a demee. loolu tamit maa ngi si ñaax ñëpp ñu xam ne loolu lu baax la alquran yàlla lim ci wax lu rëy la lu am martaba la moom moo ko jëlal boppam nee na inna nahnu nazzalna alquran wa inna lahu la xaafizun ñun ñoo wàcce alquran te ñun ñoo koy watu sàmm ko lu yàlla jël di ko sàmm xam ne loolu lu rëy la te ku ko yittewoo tamit di nga am lu rëy alquran dañ coo war a taxaw jàng ko bu baax a baax a baax a baax a baax te amul dara lu ñuy jàng si àdduna fii ni lu gën alquran mooy àdduna mooy àllaaxira si la ñuy jaar pour defar suñu diine si la ñuy jaar pour jaamu yàlla ni mu ko waree lu alquran lii xale bi jàng léegi mu ne yàlla moo wàccee kitaab ak xikma kitaab bi mooy quran xikma bi nee nañ mooy sunna xikma boobu nag moom ngay jàng teg ci sunna bi te boo jàngee xikma bi moom moo lay jàppale nga xam luy sunna kon quran mooy ummul kitaab mooy ndeyu téere yi moom lañ war a njëkkee te ku ko jàng xam naa ne lépp loo ci teg dina dem parce que quran dafa am baraka boobu moo du la bàyyi ci matière boo jël ci àdduna yàlla dina la si jàppale ndax Qur'an ak barkeel bu loolu weesoo tamit ñun yemuñu ci année scolaire bi kese bu école tijjee am na xale yu fiy ñëw ñuy continuer seen tahfiz bi ñu leen programme yi day continuer incha allah bëgg nañ ci def lépp luñ ci mën ba xale yi jàng al Qur'an te maa ngi ñaax parents yëpp ku nekk na nga ñëw nga dugal sa doom al Qur'an nga jàngal ko te boo jàngalee sa doom alquran yow am nga lu rëy li ñu wax rek ak alif bi kenn xamul lu mu toll baa bi kenn xamul lu mu toll ci ay tiyaaba benn xaraf ci alquran rek tiyaaba bi nu mu toll kenn xamul ko waxtuma nga jàng alquran nga jàng ay saar di tere loolu lu rafet la yéen ñëpp maa ngi leen di ñaax ngeen jàngal seen doom yi alquran loolu du leen tere jàng seen français bu heure français jotee ñu dem jàngi français bu heure quran jotee ñu ñëw jàng alquran te teew seen programme bi day continuer
maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oustaz Abdourahmane j'ai compris. sa kàddu yi rafet na trop te dégg nañ ni nga wax ci importance su alquran importance su jàng alquran te am nañu jox que ne ñi fi nekk ñi ñëpp doon nañu ñoo xamante ne ñu bëgg alquran lañ ndax yëg-yëg boobu parent bi di am ba di dugal daw moom ci école franco arabe pour mu jàngale en même temps diine loolu doon na yëg-yëg bu rëy te jàpp nañ ne borom bi azza wa jal kese moo leen di fay ci loolee xam naa ñu woo xale yi pour que ñu ñëw taril ñu quelques hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. D'abord, je rappelle que les hadiths, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ñu jël quelques xale ñu taril ñu hadith ñu firil ñu ko également inchallah. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه. سني Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne julli du def lu ñaaw ci moroomu jullitam ci làmmiñam ak ci loxoom. Notre prophète nous dit qu'un bon musulman doit respecter ses frères et ses sœurs par rapport à ses actes et ses comportements. Macha Allah jazakumullahu khairan. Dégg nañu xadis yu ñu jot a taril ay xadis yu am solo lool tari nañu xadis mandarga yi naafeq tari nañu xadis bi wax également si le musulman mooy koo xamante ne day préserver yeneen musulman si le mal provenant de sa main et de ses mains et de sa bouche. wax nañ tamit yeneen xadis yu intéressant énormément léegi damay jox parole à oustaz pour que mu defal ñu quelques petits commentaires concernant ak xadis yi fii xale yi jot a tari incha allah. incha allah xam naa day gàttal xale yi tari nañ fi ay xadis waaye am na benn xadis bu ma ciy tànn moo ci gën a am solo mooy talabul ilm. talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin loolu dafa gàttal wax bi sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen ndaxte boo xamul sa diine doo mën a jaam yàlla looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril bu mu ñëwee ci moom waxu ko ne jaamal yàlla dafa ne iqra jàngal ndaxte boo jàngul doo xam sa diine loolu moom c'est clair looloo tax ñu ngi ñaax parents d'élèves yi ak mag yi jàng lu weesu al ilmu min al mahdi ila al lahdi depuis ci berceau bi ba ci xabru bi xam-xam du jeex lu ci gën a am solo al ilmul waajib xam sa yàlla xam sa yónnenti xam sa diine ñooyu wala yàlla loolu la lay laaj yeneen sciences yi nag du priorité ci yàlla du la laaj ne sauver nga humanité ci leneen ak leneen bombe nucléaire déedéet loolu la lay laaj loolu tax ñun dañuy ñaan ñëpp ku ko deful tamit sa doom nga jàpp ci mu jàng ci diine bi waaw loolu mooy comme munuñ cee sori temps bi xaw nañoo xoj loolu moo message bu ma jël ci hadis yi xale yi wax Seyda macha allah comme que jotaay bi ñett ñoo ko teew mooy oustaz yi jàngale ak tamit parents d'élèves yi ak ñun nii léegi xam naa dañuy woo quelques parents d'élèves yi ñu ñëw yëkkati fi quelques cadeaux incha allah concernant école bi nu ñu gisee école bi ak tamit lan moo leen poussé ba ñu indi seen élèves si école bi. D'abord li ma bëggoon rappeler wu mooy que ne ñoo ngi ci seen émission l'enfant pieux ci seen chaîne de TV Islam TV Sénégal. te maa ngi fàttali leneen également école bi moo ngi ubbi l'année dernière kese la école bi ubbi te gis ngeen liggéey bu ñu jot a def gis ngeen xale yi liñ fi jot a tari jàpp naa ne war na ñu remercier professeurs yi fiy jàngale ñu remercier directeur bi également ndax def nañ fi liggéey bu rëy
ndax école bu ubbi daaw kase gis ngeen xale yi liñ fi jot a tari je pense que c'est hyper important xam naa ma bàyyiwaat ma wax leen ngeen tàccuwaat incha allah professeurs yi ak directeur bi incha allah. aywa jazakumullahu xayran. macha allah kàddu yi fi wax rafet na léegi dañuy woo Seyda Aïcha mu def prestation pour xale yi mooy xale yi nekk ci préscolaire bi incha allah. wala Amada. Ayn, Al, Fam, Uzun, Aidi, Katab, Sudur, Amam, Bisa, Ta. Sama, Syah, Ras, Jaba, Ain, An, Fam, Uzun, Aidi, Kata, Sudu, Amam, Bisa, Kata. Tara al-Badru, where is Tara al-Badru? Bonjour. Levez. La tête. Les yeux. La bouche. Le nez. Les oreilles. Les épaules. Le dos. Le ventre. Ouvrez le ventre, ouvrez la ventre. Les oreilles. Attends, on commence à chanter. Quelle chanson? Non. Dans la forêt. C'est-à-dire à la bas. Je vais avec la belle colonie. Et Maragaret, c'est-à-dire à l'école. Au clair de la lune. Qui peut faire de la voix? Chers amis téléspectateurs de la chaîne Islam TV Sénégal ñu ngi kontaan bu baax ci seetaan bi ngeen seetaan li lañ leen indi woon tey nag ci émission l'enfant pieux. C'était un réel pour nous de vous présenter notre émission xale yi mu ñu woowee l'enfant pieux. ñoo ngi remercier toute l'équipe de ITV, à savoir Bokar, à savoir Mohamed,
remercier également suñu PDG ñoom Oustaz Oumar Diallo suñu président Ismaïla Ndiaye suñu parents yi ak suñu proches yëpp xam naa dañ leen jox rendez-vous prochainement incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. bul dem ci caaxaan te nanga sori fu ñu koy defee. bul dem ci fo bul dem ci caaxaan te nanga sori fu ñu koy defee. jàngal